maa ngi nuyu ak ziara mbokk yi nga xamante ni ñi ngi seetaan Good Morning bi ci 2S di ci beral nuyoo ak ziara Serigne Mountakha Bachir moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada nekk ca États-Unis nga xamante ni fi mu toll mu ngi topp émission bi nelawul ngir bëgg koo seetaan ñu ngi koy ziare waaye di ziare itam nag sama sët bi ma watal sikkim bi di Pathé Kaw la toujours def naan ma boo demee télévision ba nag ma tudd kon Pathé coiffeur moom itam maa ngi koy ziare di ziare ak tatagal sëñ Lamine suivre naa ko keroog ndaw la waaye jàmbaar la lool ci mboor ci mboorum Sénégal waaw def ci faral di gëstu bu yaatu Lamine tey alaaji Gorgui Mbaye Guèye Syll ñëw fi pour werante ndax moom boroom xam-xam la il partage des idées yow tamit am nga yenn mbir yoo xam ne yaa ngi ñu ciy dimbale parce que grâce à des personnes comme toi nous on est très bien alimentés en termes d'histoire sur Facebook sur Twitter et sur Instagram tey ñu dajal fii mbir mi Gorgui Mbaye Guèye Syll seetaan nga keroog waxtaan wi ñu doon amal ci ak Lamine seetaan naa ko seetaan nga ko li ñu expliqué ci ne Lat Dior moom moo jàpp maanaam moo war quoi encore il a trahi waaw il a trahi waaw dafa am lu ci dëppoowul ak ni ñu ko nettalee ñu waaw jërëjëf Pape Sidi maa ngi lay nuyu di la ziare Lamine xale la waaye gis naa ni gëstukat la gëstu nag li ñuy wax géej fi nga tiim rek foofu ngay xam maanaam nit ki fa gëstoom yam ci foofu lay mën a waxee par exemple loo gisul mënuloo ko wax may tàmbali rek ni maanaam mbirum Sidy Ndaté Yàlla man bokk naa ci ñi ko doon défendre def naa ci ay émissions yu bari wax ni day doomu Sénégal di jàmbaar joo xamante ni dellowuñ ko njukkal du abri du avenue du école du dara loo xamante ni tudde nañ ko te loolu lu waroon a nekk la waaye gëstukat yi ak bindkat yi wax ci Sidy Ndaté Yàlla itam dafa am parti bu ñuy tëb nag bu am solo ndax danañu la indil ni la bi muy xale Sidy Léon Faidherbe bu moo ko jàngal école jox ko santam bon bi mu demee la waxee daje te mu sol colug tubaab géwél ba ni ko duma la woy mu dem ci sumeeku ak yooyu yëpp duñ ko di mais dafa am benn passage bu am solo bu ñuy tëb mooy diggante Sidy Ndaté Yàlla ak waa Ñoomre dëkk la bu nekk ci wetu Louga bi nga xamante ni bii Ndaté Yàlla waajuram mu nga doon xeex ak tubaab yi toll na jamono joo xamante ni xat na waalo ba dafa génn ñëw Ñoomre sëñ Ñoomre Njuga Anta Dikke fat ko moom ak doomam Sidy booba Sidy xale la booba Faidherbe bu jotagu ci nga xamante ni tey nun bu nu munta dem ziyaare ji barabu tafsir Maxtar Bintaloo muy waaju Cheikh muy maami Cheikh Mamadou Moustapha mooy waajuru soxna Amintaloo muy waaju Cheikh Moustapha mbirum Sidy moo ko waral lu tax bi ko sëñ Ñoomre fatee Njuga Anta Dikke Lo yàlla dogal na boobu moom dafa selmaxa dafa sëggoon nga xam ne tafsir Maxtar Binta moo yoroon léppam Faidherbe yónnee ci moom ni ko dama bëgg nga génne Sidy ak yaayam mu gàntal ni ko duma leen génne ci weeru mars atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett mars 1858 Faidherbe takk ab xarem dem soggi Ñoomre nga xamante ni xeex la bopp moom Faidherbe dem na ba ni Ñoomre amoon nañu ay soldats invisibles maanaam ñoom ñi ngi doon xeex ak ñu gisut ndax njàmbaar guñ leen won ñu lakk fa ay dëkk nga xam ne dem nañ ba boole ca Ngiig Fall gi nga xamante ni soxna Binta Fall mi waajuru sëñ Maxtaar Numbe foofu la jóge ba yëfee jàllee nag ci la jàpp sëñ Maxtaar Numbe soo demee ci journal bi ñu doon wax Moniteur du Sénégal mi ngi génnoon en 1864 Yoro Booli Jaw ma ngi cey wax ni sëñ Maxtaar Bintaloo ak Sëriñ Kokki Ahmadou Aminata Yàlla gore gi lañ leen tëjoon gàpp ca la ñu leen jël dugal leen ci bato yóbbu ba tey kenn xamul fu ñu leen yóbbu moo tax géwél yi di wax ni tafsir Maxtaar Numbe ma ca mbeex ma kon waa Ñoomre itam bu ñuy wax mboorum Sidy te indiwuñ ci loolu dana leen war a metti bu loolu wéyee nag mbirum Sidy ak Lat Dior
maanaam bu ñu ñëwee comme ni ma doon suivre Lamine keroog wax ni Lat Joor dafa wor Sidiya lu tax daf ko jàpp jébbal ko tubaab yi ñu ni loolu wor la wala trahison la maanaam nit ku ñuul bu ñu nee rek nit ku ñuul ki jàpp na moroomam nit ku ñuulam jébbal ko nasaraan bi muy tubaab bi loolu déggin wa kenn mënu ko rafetlu dañu naan wor la mais loolu am na li Lamine expliqué woon am na am na waaye dama lay wax ni mu amee ak moom moo jox ci laa jëm si tubaab bi nit ku ñuul ku jàpp nit ku ñuul ni yow jébbal ko tubaab bi déggin wa ak nañ koy gisee wor lañ koy tudde waaye nit ku ñuul ku ànd ak tubaab bi di rey sa moroomi nit ku ñuul loolu nuñ koy tudde Lat Joor moo jël Sidiya di nit ku ñuul sénégalais ko moom livré ko tubaab yi jébbal ko tubaab yi waaye Sidiya moo ànd ak Pinet-Laprade songu Tafsir Maba Jaxu Ba ak Lat Joor le 30 novembre 1865 muy xareb Paoskoto wala xareb Pathé Badiane kon ñaari jëf yooyu yëpp boo ci gis léegi kii jàpp nit ku ñuul jébbal ko tubaab réyu ko mais daf ko koo jébbal waaye léegi nit ku ñuul ki ànd ak tubaab bi di xeex nit ku ñuul yi moom nan lañ koy tuddee loolu Pape gis nga état muy pouvoir amul xarit ay intérêt la am loolu mooy dox ba fi nu sunu jamono ji ndax Sidiya Ndaté Yàlla Lat Joor maanaam ma posé la yow benn question maanaam wor trahir kan lañ koy def trahir waaw kan nga mën a trahir un ami un allié wala un ennemi la kan la ñu mën a trahir kan la ñu mën a trahir Lamine mën nañ trahir confiance confiance mais nag ton ennemi su amee confiance ci yow aussi soo ko doxalul ndax loolu trahison la de kon loolu du trahison voilà maanaam Lat Joor livré wul tubaab yi un ami livré wul tubaab yi un allié mais un ennemi le livre bon moom la ko jàppee dinaa ko leeral je n'ai rien contre Sidiya Ndaté Yàlla mais ni mu demee rek loolu lay wax Sidiya musta doon allié Lat Joor musu ñoo nekk ay xarit déedéet mais mu ngi doon bëgg ñu nekk ay xarit la ko waral moom ci laa jëm si xam nga ñoom lañ doon def saa bu la arrangé nga gis ci sa bopp nga ànd ak tubaab bi bu la arrangé tul nga génn ci Sidiya Lat Joor bi mu xeexee ak tubaab yi ngol-ngol décembre 1863 bom leen rey ci ñoom téeméer ak ñett ñu fayu janvier 64 Loro dafa gàddaay dem Saalum ba mu demee Saalum nekk ak Maba ci la Sidiya ànd ak Pinet-Laprade muy xeex boobu doon la bataille de Paoskoto nga xamante ni Pinet-Laprade moom ca tàmbali ba lañ ko jam ci mbaggum càmmoñam mu daw dem Kaolack boobu Pinet-Laprade mu ngi ànd ak Sidiya nekk ci armée française de Paoskoto nga xam ni booba bu jekk woon Lat Joor ca xare ba rey Lat Joor bu ko Lat Joor jekk woon moom itam rey ko su jekk woon Maba rey ko su ko Maba jekk woon rey ko boobu dans ce cas de figure ñoom ñu ay ennemis lañu woon ay ennemis lañu woon waaw bon 2 ans après ñu xeex somb Tafsir Maba Jaxu Ba daanu contre Buur Siin bañ ca tegee ñaari at en 1869 fin 1868 début 69 Lat Joor bàyyi ko Saalum dellu si Kayoor Pinet-Laprade ma mu doon xeexal juboo am na ba Pinet-Laprade fal ko def ko chef de canton bu Guet mu nekk Sagata mais booba la ca Lat Joor jublu woon moom ndomb ak tànku dammeelam nga mu ñàkkoon moom la bëgg rek nu mu toogee pour jotaat ko ndax bi ko Pinet-Laprade defee chef de canton bu Guet dafa toog rek dal di commencé wut ñu mu lëkkalool dal di lëkkaloo ak Cheikh Ahmadou Ba lëkkaloowul ak directement ak Sidiya Ndaté Yàlla waaye Sidiya mu ngi woon ak Cheikh Ahmadou Ba Lat Joor ànd ak Cheikh Ahmadou Ba di xeex ak tubaab yi ànd ba sax yàggul ndax la bataille de Mékhé bi nga xamante ni le 8 juillet 1869 la am avant mu cay dem tàggoo na ak Ahmadou Cheikhou dafay am ñuy wax ni xare Mékhé ba mu nga ci woon waaye déedéet moom booba jël na ay soldaaram ba dem fi nga xamante ni bii mooy Fuuta Lat Joor moo xeex ak capitaine Canard
le 8 juillet 1869 la bataille de Mékhé. di xeex boo xamante ni bii xam nga seere si nit ku ñuul wala dara def ci Lat Joor li ci ëpp solo mooy li ci tubaab yi def mais xare boobu Lat Joor am na ca ndam loo xamante ni bii moo raw ndaw la mu amoon ca xare ngol-ngol ndax ngol-ngol sur les 140 rey na ca 103. mais bii moom nettali bi nga xamante ni bii capitaine Canaan mi ngi koy nettali daq yi leen Lat Joor doon daq mujj wëratulu fos ci àll bi la jaar wane fa njàmbaar goo xamante ni bii loolu Lat Joor rek moom moo ko xeex. ba mu fa jógee dafa daal di duggaat Saloum en 1870 France am xeex bu mu doon xeex ak Allemagne xeex bu gàtt la sax ndax mi ngi tàmbali le 6 juillet 1870 jeex le 28 janvier 1871 comme Vallière mënatul woon a boole ñaar di gérer lay xew fële ak lay xew fii ñu contacter Lat Joor ni ko léegi dañu lay delloo ndammeelu Kajoor gi keroog dégg naa bi la Lamine waxee ni Lat Joor dafa signé traité yow dafa la jóge kaw. non man dama yow pour yow loolu pourtant loolu war naa mën a nekk. xam nga traité du dara. contenu bi moo am solo. yor naa kii sax. contenu bi moo am solo. Lat Joor maa sokke woon de Kajoor waaw mais dama ne la lu jiitu Lat Joor ay góor yàlla signé nañ fi traité ak tubaab bi. ndax xam nga ni góor yàlla bu mag bi nga xamante ni lu ne won na ko tubaab bi ngir lislaam taxaw di El Hadji Omar Foutiyou Tall au mois d'août 1860 signé na traité ak tubaab bi mais traité mooy lan yem ma fii ma yem la fii nanu respectante la am solo ci biir day wuute lool ak ak traité ma joojo dégg ngeen ba mu def en 1863 dinaa ci ñëw Tafsir Maba Diakhou Ba au mois d'octobre 1864 signé na traité ak tubaab yi traité ba lan moo ca nekk la tubaab yi ba yoon ñu ni ko nungul nañ ne léegi yow yaay almaami bu Saalum mais nag dañoo bëgg nga jox cër païen yi ak maanaam ñi dul julli joxal kenn ku nekk cër mu signé ko tubaab yi nee nañu daf ko defal pour njëkkandiku ndax ba mu ko signé octobre 64 novembre 65 la xeex ak tubaab yi kon traité la ci am solo mooy la nekk ci biir Lat Joor signé na traité le 12 janvier 1871 xam nga dañ doon wax ni ku bokk ci néegub géej doo gis géej Lat Joor traité ba boobu moom moo ko signéel boppam mu ngi ko signé Gànjool eggul Saint-Louis ndax bëggul woon a gis géej gi bi ci des du ab traité mais convention la boobu le gouverneur moo yebal Boyol Mogdad mu ñëw kër Amadou Yàlla le 10 septembre 1879 moo jëm muy lu jëmoon ci raay bi Lat Joor nungul leen ni raay bi dana jógee Ndakaaru jaar Kajoor dem Saint-Louis avantage yam ca doon am ñi mu waroon a joxe manœuvre yi nga xamante ñoo war a liggéey lañ leen war a fay lañ leen di jox ci ceeb su ruuj jotee au mois de mai dañ leen di bàyyi ñu ñëw béy si suñu farmango au mois de décembre ñu delluwaat ca liggéey ba te it du ma nungu ngeen di leen teg lu ñu mënut du leen doon liggéey bu diis bon ron yi sañ a xóor yi aussi dee leen dagg ron ñu góor yi mais bu leen dagg ron yi def ci ay avantages yoo xamante ni le 10 la Boyol Mogdad dem Saint-Louis yóbbu ko gouverneur xool ko le 12 mu dellu siwaat ñu mottali article yi desoon keroog ci présence su Lat Joor ak cachet Xaalima Jaxate Kala moom moo signé place su Lat Joor bay tubaab yi demee def seen i étude ba dellu si 1882 Samba Fall interprète la woon moom demoon na Europe gisoon na saxaar gi waxtaan na ak Lat Joor xamal ko ni ko gis nga saxaar gi bis boo ci duggee tubaab bi bu ñu jógee Ndar jëm si ci yow danañu def ay fan war ay fos di nga mën a jekkandiku mais bis bu saxaar gi pare bu ñu déparé Ndar rek xamal li ñu ngi sa kaw la preuve en est que damel Samba Law bi Xuree Jëmbooj mi daanu le 6 octobre 1886 détachement bi bu ñu jógee Ndar saxaar lañ jël xife xippi ñu ñëw Tiwaawan te man gis naa ni ñu bari dañuy wax naan Lat Joor lu tax mu doon bañ raay bi mais man je suis pour ndax bi Lat Joor daanoo Samba Law be daanu gis naa fu tubaab yi bind wax ni léegi Kajoor mokk na Samba Law be Xuree Jëmbooj faatu na Lat Joor faatu na jumtuwaay gi gën a dëgër ci noteel muy yoonu saxaar wi jaar na Kajoor
ce qui veut dire que lañ ko doon expliquer naan ko bon su paree gerte yeeg mbay meeg nag yeeg ak nu mu tuddati seeni intérêt lañ doon défendre mais Lat Joor ba mu ne raay bi du fi jaar décembre 1882 ñu wàcce ko fal Amari Ngoone de Samba Yaaya traité ba bañ koy defaat avantage yi ci Kayoor amoon yépp Lat Joor defoon ko ci dañ koo dindi ñoom ñoo bind lu leen neex Samba Yaaya signé ko kon traité signé teeg sam noonu traité da ngeen a juboo lii ngeen juboo li am solo mooy bu mu la wàññi ci biir traité bi wala mu def loolu loo xamante ni bii waru ko woon a def waaye nag Lat Joor su fekkente ni xeex na ak Majoojo manoon caa ñàkk bakkanam ngir bëgg a falu mais bu ñu demee ba ni ko kaay signé këyit wooy signé rek ñu delloo la nguur gi Lat Joor day signé léegi nag bi mu ñëwee moom Lat Joor ni ma la ko waxee le 12 janvier 1871 mu signé ab traité ñu delloo ko ndàmmeel gi bon am na ay gox yoo xamante ni bii tubaab bi wàññi nañ ko ci Kajoor téye ko waaye moo doon ndàmmeel soo demee ca traité ba ca suuf ma nga naan moi Lat Joor j'accepte les conditions que vous m'imposez parce que am na ay gox-goxaat yooyu wàññi woon nañ ko ca Sidi Ndate Yàlla moom itam ñu daal di koy fal la mu ñàkkoon def ko sauf chef supérieur bu Waalo kon léegi waxoon naa la ni Lat Joor allié wul woon directement ak Ahmadou Cheikhou tubaab bii nga xamante ni bii léegi delloo na Lat Joor ndameel gi def ko le chef supérieur Waalo allié la tey fi ndol bu élection amoon candidat bi suñ koy soutenir yow nga ñëw yaay dem discuter ak moom condition yaa ngi koy jàppale yaa ngi moom yéen a kii Lamine dem wax ak moom mu wax ko ay condition mu bokk ci coalition bi mu ñëw wax ak moom mu accepté ma ñun ñett ñëpp ñoo ngi ci coalition bi mais ñun duñu ay alliés danoo bokk ku ñuy soutenir waaye man ak yow signante wuñ directement dara maag Lamine signante wuñ ko Lat Joor biñ ko delloo ci ndameel gi allié tubaab bi la Sidi Ndate Yàlla moom aussi di allié tubaab bi kon Lat Joor warul Sidiya directement te dana leer yi ca kanam Lamine yaa ngi dégg paa bi xam naa ni sa fans la yaa ngi toog di ko seetaan rek parce que moom du jóge ci liir la moom dafa laa fan moo tax bi nga ñëwee mu toog ne yàgg bañ a wax mais bu wax paa bi bu la waxee loo xam ne comprendre oo ko laaj ko voilà man li muy wax yëpp man kii naa ko comprendre waaw mais moom nu mu koy enchaîner c'est extraordinaire. non il est. père nag xam nga la mooy problème booy bi daf la fan ba mu. déedéet xam nga booy bi fan booy bi histoire la fan. non mais le problème avec li ki yaa nekk. xam nga booy def ay gëstu booy lire di nga xam ni lii jaadu na ak lii jaaduwul. mais moom il fait partie des historiens yoo xamante ni dañuy bind lu leer. Éthiopique par exemple. boo xam ne damay gis ay écrits foofu noonu. par exemple yooyu noonu. mooy xam nga moom comprendre naa ko gis nga bi ma ko seetaanee. parce que. moom ña bind la ñu bind parce que dañuy wax ni Lat Joor avant 1876 bi ko Sidi di bind tubaab bi dañ koo demandé ni ko nag nu ko jàppal demandé wuñ ko Lat Joor mais pourquoi Lat Joor def loolu lu tax mu def loolu dafa am lu doxoon diggante Lat Joor ak Sidi Ndate Yàlla bi ci njëkk mooy Lat Joor amoon na jëwriñam maanaam lieutenant bu ñu doon wax Yuga Fali Aram Bakar Yuga Fali Aram Bakar lieutenant Lat Joor la woon Sala Bigué Koura Nguy Jeng mooy baayam ñoom ay waalo lañu yaayam di Aram Bakar di doomi Latti Mbodj Kumba Labdu moom itam dëkk waalo lieutenant Lat Joor boobu Sidi Ndate Yàlla moo ko faat wala moo ko faatlu maanaam mooy yebal ay nitam ñu assassiné ko mu nekkee ci wetu tubaab bi wala boobu mu ngi déedéet boobu moom ci yëfi boppam la moo ko rey do affaire ba metti Lat Joor lool Lat Joor ni ko nag léegi da ngay dédommager famille bi ndax sa famille amoon nga pièce boobu si puzzle bi Lat Joor xam nga mus na fronté mënul damay laal lañ dem waaw Lat Joor mus na fronté am kii bi mooy épisode ñamre boobu noonu épisode bu gudd la épisode bu gudd la parce que fin 1857 ba
1858 mars 1858 la mais xam nga man damay ñëw rek brosser dem. mais comme par exemple man su ma waxee benn traité wala ma wax par exemple kii daf ko trahir man c'est selon ma vision mais ku may seetaan bu deful ay recherche parce que man même su ma toogee. moom li mu doon wax gis naa ko liir naa ko. ñëpp bind nañu bindee. exactement moom noonu rek lay mën a waxee parce que li mu mënut a comprendre li mu lire rek lay mën a comprendre. man je lui ai demandé est-ce que da nga lire ay tubaab. non man damay lire ay sénégalais damay lire sénégalais. xam nga déglu seetaan émission histoire du Sénégal yi comme ay def ay émission démb paa yi wax géwël yi wax et cetera mais aussi damay dem si archives numérisées yi parce que comme am na par exemple ay archives nationales d'outre-mer ay gallica.bnf ce sont des sites yoo xamante ni par exemple da ngay gis benn fédère boo xamante ni il a écrit ses mémoires léegi dañ koy jël numériser ko ba ci Yoro Boli Diaw ces cahiers am na yoo xam ni plusieurs cahiers yoo xamante ni ont été numérisés ce sont des acteurs de l'époque ñoo xamante ni fekke nañu léegi ñooñu noonu laay jël lire xam nga ñooñu fekke nañu bind nañu muy sénégalais muy tubaab bi boole ci historiens yi comme suñu invité bi tey ak ay comme par exemple ay professeur Djibril kii Bari genre yooyu noonu laay jël nag rassemblé ko lire léegi def sama xam nga li mu doon wax Pape li mu wax nii mboor yi par exemple am na benn administrateur colonial bu fi nekkoon mu ñu doon wax Sébatier André moom moo bind le Sénégal sa conquête de son organisation mais soo demee ci biir du fa wax mukk ni Sidiya dafa allié woon ak Lat Dior amul benn sa mbooru tubaab bu bind loolu li ma la waxoon ni la moom la mu reconnaître mooy Lat Dior lëkkaloo na ak Ahmadou Cheikhou kon ku àndoon ak Ahmadou Cheikhou ci coalition bi ko bokk mais les deux responsables moo doon Lat Dior ak Ahmadou Cheikhou li ma doon wax léegi itam am na téere boo xamante ni bi Faidherbe bu moo ko bind le Sénégal la France dans l'Afrique occidentale française ñi ngi ko mool en 1895 mais tagg yam ca tagg xam nga neexul ba neexul mais gis nga labba borom suusalub kaan yi bokku ci d'ailleurs dinaa ci def xaw ma fii lay dinaa ci def ay émission parce que léegi boo ko xoolee da ngay bëgg gis nga tameel yi àndoon ak tubaab yeeg ak ñoom kenn ku ci nekk tubaab bi bi bind ci yow dana la traité d'ivrogne de bandit de nangam mais gis nga Lat Dior xam nga lan lañ ko mën a waxa mooy notre éternel comment dirais-je ennemi wala xeex bu mu xeex par exemple bu ñu demee ba ni la bataille de Dexële ñaari tirailleurs lañ leen reyal ñu reyal Lat Dior 80 et nang loolu la doon mais amul fenn foo xam ne danañ bind ci Lat Dior loolu. est-ce que histoire bi dafa pervertir li ñu bind dafa pervertir histoire bi. mais fan la ñuy def. tubaab yi. xam nga tubaab yi am na benn livre bopp dana génn balaa yàgg. le Sénégal à travers la presse coloniale. tome 1 bi sur Lat Dior laa ko def mooy la presse coloniale li ñu bind ci Lat Dior de 1862 ba 86. mais daf ci amoon des journalistes yoo xamante ni bii dëgg lañ doon wax di kaas. par exemple la bataille de Dexële le Figaro ak ñooñu dañuy wax ni ñaari soldats lañ leen reyal alors que am na la Croix nga xamante ni église bi ñoo ko moom. mais ñoom dañ ni un quart Lat Dior rey un ennemi tué un quart du détachement détruit nga xam ne ñoom nee nañ seen xare Dexële bu ñu ko xaajoon ñetti xaaj. Lat Dior rey na benn xaaj ba. kon tubaab yi dañuy ràcc di tay ci seen kanam mais dama yor moo tax bu ñu demee bay seede ci nit seede soosu sonnal gu leen Lat Dior sonnal Faidherbe bu di ko wax reyal nañu nangam 103 personnes fële ngol-ngol ñu ñëw looro ñu dem utiliser des armes non conventionnelles ndax looro reyal nañ fa Lat Dior juróomi téeméeri nit. mais jamono yooyu armes yi ñu doon utiliser ñemewuñ ko woon amuñu woon sañ-sañ ñu utiliser ko en Europe parce que dañ ko doon tere kon diggante Lat Dior ak maa ngi doon wax li ko boole woon ak li tax ma ni la woon du woon xaritam. à part lieutenant boobu mu rey Ahmadou Cheikh. bi mu songee Jolof ba nungu ko fekk na Lat Dior ñu delloo ko nguur gi. 1873 74 Ahmadou Cheikhou
dafa songu Kajoor bëgg koo nungu sonnal Lat Joor lool ba Lat Joor dafa mujj demandé ci tubaab yi ñu jàppale ko jox koy soldat tubaab sax bañ koy jox ay soldat wóoluwuñ ko ba dañ ni léegi colonne bi buy dem soldaaru Lat Joor si ni ñu féete gannaaw muy la bataille de Samba Sadio léegi Sidi Ndate Yàlla mu ngi ànd ak Cheikh Ahmadou bi muy sonnal Lat Joor ngir nungu Kajoor bi muy sonnal Alburi Njaay ndax la bataille de Samba Sadio su fekkoonte ni Ahmadou Cheikh ko gañe kon Alburi du doon buur ba Jolof Lat Joor day ñàkk ndammeelam gi kon nag bataille ba c'était le 11 février 1875 au mois de juin 1875 Sidiya le 23 juin mu bind Lat Joor ne ko léegi dama bëgg tubaab yi dañoo ñëw nungu sunu suufu maam si dama bëgg nu boole sunuy doole pour dàq leen ñu dem ba mu bindee Lat Joor le 23 février Lat Joor tontuwu ko Sidiya benn ndax demoon na ca doomi ndeyam ji nga xamante ni bi seen ñaari waajur mu yelli njëmbat ba mu fa demee mënu fultu fu woon a toog ndax yelli njëmbat tubaab yi jàppale woon nañ ko mais ba ñu demee ba Sidiya dem fa tubaab yi dañoo jàppale doomi bàyyi yelli njëmbat yi pour ñu xeex yelli njëmbat mu jekkati mu ni sa waay mu ni Sidiya doo fi mën a toog ci la Sidiya dellu si te fekk na bi muy dellu si fekk na waa Jolof ñoom ñi ngi mettre à pris sa tête ñu ngi ko doon wër ndax mere ko ndax la bataille de Samba Sadio bi loolu amee nag mu bind Lat Joor le 23 février Lat Joor tontuwu ko le 12 juillet mu rappelé waat ko bindaat ko beneen lettre le 12 juillet boobu ci la bind Alburi moom it wax ko li mu wax Lat Joor mais kenn du ne Alburi dafa wor Sidiya mais gis nga bi mu ko bindee le 12 février le 14 le Alburi bind gouverneur wax ko li ko Sidiya di proposé. li ñuy toppee Lat Joor di ko woowee wor Alburi moo ko njëkk a def. non dama ni xam nga parce que wor man pour man du wor ndax su fekkoonte ni Lat Joor mi nga xamante ni moog Alburi ñoom ñaar ñoo àndoon seen armée doon xeex ak Ahmadou Cheikhou su ko Lat Joor bi noon lettre du ko jox gouverneur. déedéet waaye ki nga xamante ni bii buy pexeem joyoon moom du doon buur ba Jolof kooku ak jaaxle wala yàkkamti ndax man pour man manque d'expérience moo dal Sidiya Ndate Yàlla ndax bind na Lat Joor le 23 février Lat Joor tontuwu ko le 12 juillet mu bindaat ko Lat Joor tontuwul bon wala su ko tontoo un émissaire la ko yéen Lat Joor ni nag lii kay du muuraake la ndax crayon sama lieutenant bi ki ma doon xeex ngir nungu sama kër tey nee na daa bëgg ñëw ci man mu faire semblant Lat Joor daf koo tendre piège pour man piège la ko tendre mu ñëw am nañu wax sax ni moom bi mu ñëwee mbokki Yuga Fali Aram Bakar ya ñoom ñi ne nañu ñoo ko fekk dóor ko ay yat ba mu gaañu ndax bi ñu koy livré booba amoon na ay gaañu mais Lat Joor moom booba koo xamante ni bu la jekkoo rey la boo ko jekkoo rey ko mais du ngeen ay xarit. mais boobu amoon na volonté pour ànd ak Lat Joor pour xeex tubaab bi. mais c'était pas dans les intérêts de Lat Joor. non mais fekk na Lat Joor mere ko di ko wër yow su ma la mere woon fi mu toll ndax li nga ma jëndalul café ay croissant yi dinaa ci am problème. voilà léegi ma ñëw ñu naan ma paaba nga fee ma ngi studio sàngam nga jekk ba yàgg nga ni ma maa ngi ñëw dama lay yàkkamti ne la ñëwal. maa ngi lay xaar. kon booy loolu lañu pièce boobu moo ñu manqué woon ci puzzle. très bien loolu la. donc li Lamine raconté yëpp amul. non Lamine moom. la mu liir naa ko la mu gis naa ko. la mu liir rek la nettali. mais mbirum Yuga Fali bi indiwu ko ca parce que peut-être ñooñu binduñu ko. mais kan ku nekk reconnaître na ni maanaam Sidiya Ndate Yàlla. dafa àndoon ak Cheikh Ahmadou di xeex Lat Joor pour nangu nguuram. février mars avril mai juin waxtaanu leen moom la mu waroon a def. mooy wutoon ab délégation. ñu dem terrain neutre mu dajeeg ñooñ Lat Joor ñu wax ba tënk ko waaye mbind rek dafa yomb. déedéet dafa bind Lat Joor février bindaat ko juillet bu ko Lat Joor tontu ko par écrit. mu ñëw Lat Joor jàpp ko son ennemi la jàpp. ki nga xamante ni bii mooy Alburi li tax bi mu jógee ci yëli njëmbat demul fële demul Jolof. Kajoor la ñëw mais boobu waa Jolof a nga koy wër. léegi nag moom nag mu livré boppam ci ab plateau nu ñu koy waxee. ndax su fekkee ne ñee nga ko mere di ko xaar. muy waa Jolof. tu es d'accord Lamine.
li nga yaa ngi d'accord. baax mooy kat. parce que man dama bëgg ñu jeexalaa Zé balaa mu may dóor. non dama ni Lat Joor ab noonam la jébbal tubaab yi pour moom. c'était un ennemi pour lui. c'était un mais li ñu wax ni moo ci ñaaw mooy nit ku ñuul ak nit ku ñuul lañu. wala Sénégalais ak Sénégalais. te boobu amuloon Sénégal. lan ci boobu on parlait pas de Sénégal ku nekk non royaume yi rek kenn ku nekk saw tund nga yoroon. bon yow xam nga Sénégal Jolof moo ko yilifoon. en 1549 le Bawol ak Kajoor am seen la bataille de Danki ci la ñu am seen indépendance. Waalo moom itam barak lañ doon am Buur Siin Buur Saalum kenn ku ne da nga yoroon saw tund. mais li nga xamante ni bii moom la intellectuel yi bind ci diggante Lat Joor ak Sidi Ndate Yàlla mooy daal génération bi ku leen ni nit ku ñuul jàpp na nit ku ñuul jébbal ko tubaab. du mën a daawar. da nga naan daawar automatiquement. waaw mais nit ku ñuul gi jàkkaarloog nit ku ñuul rey ko nag. loolu suñu demee ba Sambalaw ba Xuree Jëmbooj. yaayam ak Lat Joor ñoo bokk Ngoné Latyr Fall. Linguère. mu dem ba signal tubaab yi au mois d'août 1883 ñu leen Lat Joor dootu dugg Kajoor. lu tax folli nañu Lat Joor en 1882 décembre fal Amari Ngoone II Samba Yaaye mais ñu gis ni li ñu bëgg Samba Yaaye mënu ko mais Linguère Demba Sukka lu ne def na ko ci pour ni doomam mooy falu mais ba tubaab bi seen intérêt rek la ñuy xool kera ba nga xamante ni bii woo nañu Samba Lawbe Baloo ma nga xamante ni moo ko ni woon dinaa la jox nguur gi ba Baloo di wax naan damay bind France ak nangam def ko ni yow yaa ma ni woon su ma tegee samay arme di nga ma jox nguur gi Baloo weddi ko Demba War ni ko maa ko fekk de léegi mu signé leen traité ba Lat Joor signé woon Kajoor am ci ay intérêt teg nañ ko de côté Samba Yaaye signé leen traité boobu ñoom tubaab bi ñoo xool lu leen neex ñu bind ko moom signé rek la ci am ba ñu ko follee dameel Sambalaw ba Xuree Jëmbooj ñu signé la ko traité soo demee ci traité ba article numéro 4 ba mooy sama nijaay Lat Joor dootul tere naa ko dootu fi dugg ku bokk ak sa ndey lépp ku bokk ak sa ndey di sa nijaay mais mooy li ma la wax ni la nguur amul ay xarit ay intérêt la am surtout les rois à l'époque les rois à l'époque lu ñuy défendre seen territoire. Amari Ngoone Sobel il a tué ses frères moom mi nga xamante ni bii mooy ñaareelu dameelu Kajoor nit ñu bari dañ naa mooy premier damel mais ñaareelu damel la li ci fa njógu baayam juróom-benni fan la doon damel mais moom moo demoon yóbbu woon suuf sa Jolof ba ñu demee leen la fa li fakk nu ngu leen a recevoir mu tasaare suuf sa ba mu leen di dab Danki ñu xeex ak moom rey ko mu ñëw dëkk bu ñuy wax Kantar ci weru Sagata yónnee ci baayam ni ko faat naa maanaam yat wi nu lëkkale woon ak Jolof damm naa ko baayam dafa daal di wax waa tund wa ku fi yor gétt na nga jël yëkk wa ca gën a mag indi ko ndax damaa bëgg a cacambal loolu mooy cacambal xam nga noos feet damaa bëgg a feetal Amari Ngoone Sobel léegi ba ñu dajalee nag ya tàkkusaan mu jóg nag ni léegi day dem xool yi ci gën a mag pour ñu tànn ko booba waa Kajoor dañu daan jël ak buum takk ko ci béjjëni nag yi takk ko ci bant bu diis ñu koy wax ab tiga bi mu duggee rek nag yi tiit am nag wu daw bant boobu dal dëcc fa njógu ci bopp assommé ko mu daal di faatu bañ koo yëgalee Amari Ngoone Sobel mu daal di ñëw ba mu ñëwee amoon na ay mag ñu mu bokkal baay ñooñu ñoo bëggoon a falu waa Kajoor ni déedéet kii nu jox kii tax nu ngu yaay ki nga xam ne moo nu jox péexte indépendance moom la ñuy fal mais doomi bàyyam ya ko doon indil dafa leen a rey maanaam 549 voilà loolu dafay firndeel ba tey ne les États n'ont toujours pas d'intérêt d'amis ils ont des intérêts loolu la ñu loolu kay ba Lamine am na tiir bi nu ñu koy rectifier wala nu ñuy xëy na dabuwaatee kaddu gi man moom Lamine dafa nettali histoire rek man dama daanu parce que man j'ai toujours défendu non mais xam naa li des ci waxtu wi dafa bëriwul te comme Zé gars yi dañ koy xaar moom laa bëggoon mu ñëw jeexal rek balaa góor gi Mbaye Guèye Syll xam nga ñii boo leen amee balaa nga leen di amati yàllaa xam moo tax da nga ciy profité wu jël ci le maximum d'informations possible en tout cas daal dafa am lu ma la bëgg a wax Lat Joor Sénégal war nañ koo fonk
émission yi may def ci moom dama gis ay commentaires ñu ni ñun primaire lañ ñu jàngaloon Lat Joor da doon daw. loolu la ñuy wax. mais loolu c'est pas vrai. ñu ne balu ginnaaw moo ko rey. déedéet. am na expression wolof sax ma ñi wër-wërloo nga mel ne Lat Joor ak tubaab. dama ne la loolu laa ne la loolu mooy erreur dañuy wax atum wër-wërloo ba. erreur la. technique de guerre maanaam xarañteefum xare mais guérilla mooy lan. da ngay nëbbatu si àll bi. am dafay am escale parce que yow bu comme Lat Joor tubaab bi comme ni mu ko waxee sànq wax nga affaire am solo gars ay canon la ñu utiliser te bu njëkk ba Europe dañ ko interdiroon arme comme. arme non conventionnelle bombe chimique non conventionnelle la woon léegi Lat Joor amul yenn moyen. très bien technique yi. li mu doon def mooy. xam nga daw Pape Sidi bu génnoon gis gaynde fii. du ma taxaw bu déparé ba Rufisque est-ce que dana dellusiwaat di xoolaat gaynde gi wala bu koy jéem a song. mais kon Lat Joor dawul ku daw mooy. ku ni feng géej di daw ba Lat Joor bu dawoon du dellu si. waaye Lat Joor bi ñu ko follee ni ñu ko waxee tubaab yi yor nañu seen armement yor seen i kënu. duma na leen ngol-ngol ba nungu ci ñoom benn trophée muy seenu kënu. Lat Joor amatul capital. bu nekkee ci Albury dóor tubaab yi bu génnee du song tubaab yi du dem ci Albury day dem Bawol. dem na delluwaat na fi sax Saalum mais nan la tubaab yi def dañoo daal di dem ci teeñ ci Yacine Dior Gallo Gana ni ko léegi dañuy defante yow ab traité mooy li ma la wax ni li traité li ci am solo mooy contenu bi. ci traité ba ñu ni ko léegi xam nga dammel teeñ moo daan am depuis Amari Ngoone Sobel ñu ni ko léegi dammel teeñ dootu am dammel Kajoor lay yem moom la yilif léegi teeñ yow ak sa famille yéen a koy donnante dootu la génn mu daal di leen di signer au mois de mars 1883 ñu dem ca Albury ni ko léegi lañ ko wax mooy bu fi Lat Joor duggati notre ennemi bu mu duggati Bawol mu signer leen ñu dem ci Albury jàmburi Jolof yi ñoo taxaw ni Lat Joor dootu fa dugg ba moom it mu signer leen comme quoi ñu ni ko sunuy ennemi bu leen fatati estia bi ñu dem Njàmbur Ibrahima Njaay buur Njàmbur ñu wutal ko ndomb ak tànk goog ci moom la tàmbalee ci moom la yeme muy ndax jaraaf Njàmbur moo doon am mais ñoom dañ koo wutal ndomb ak tànk buur Njàmbur ni ko nag léegi ndomb ak tànk yi da nga koy donnante yaag say doom ak sa sët te gis nga loolu tubaab yi signé yëpp ci Yacine Dior Gallo Gana 1883 7 ans après 1890 lañ ko folli dem fal teñ bu sant Dieng Tanor bu Goñ Albury la même chose Ibrahima Ndiaye buur Njàmbur dañu mujj bi mu demee retraite doomam yi nga xamante ni bi ay instituteurs la ñu woon dañ leen a folli dem fal la famille de Samba Khary Cissé ba mu indi ay problème tubaab yi ay workat lañu yoo xamante ni moo tax man li tax ma respecté Lat Joor te bëggoon Sénégalais yi respecté ko moom dong laa gis résistant boo xamante ni li mu rey ci ay tubaab keneen rëyu li tubaab yi tamit mënuñu koo ñaawal fenn maanaam li ma la wax rek xas yoo xamante ni du xas mais Lat Joor da doon daw loolu wax ju yàqu la Lat Joor loolu la ñuy jéem a gëmloo xale yi mais loolu nag ci la ñu war a taxaw bind histoire bi ni mu demee ndax defe naa ni capitaine Canard bi nga xamante ni moo lakkoon daaray Pire ji su demee ba naan la Lat Joor bi mu nuy dàqee benn espace moo ma sowee ndax moo ma ni léegi fas bi ma waroon dem na ba sonn mënatu la daw mu ni ma léegi nun na daw jaar ci biir àll bi seen tànk lañ yor ba ñuy ñëw xawlu boobu guddi na dàq yi leen Lat Joor dàq loolu moom benn danaa ko bind wala danaa ko nettali ba ndax xam nga loo xamante ni man tubaab yi seen bopp Faidherbe ñoo ko bind tagg yi mu tagg Lat Joor ak li mu leen sonnale mais loolu Sénégal yi dañ ko war a xam parce que nag gis naa ci réseaux sociaux yi au passage maa ngi ziare Ale Fall ak Mame Guénar Diop gis naa ni Lat Joor am na campagne bu ñu jóg di dal ci kawam te Lat Joor ab institution la Lat Joor bu mutul woon li mu doon kon duñ ko def héros national Lat Joor li mu woon tubaab yi keneen wonu leen ko li mu rey ci ñi doon résister fii li mu ci rey ci tubaab yi keneen reyu ko te it ñaawul ba ni mu daanu ba keroog bi muy dem déqale xamoon na ni day faatu yi Serigne Touba dëgg naa daf ne ko bul dem mu ne ko joxe naa sama kàddu ba pare déedéet loolu moo siiw waaw lan Lat Joor 2 semaines avant la bataille de Déqale avant muy xeex Déqale Mbàkke Bawol la fekk Serigne Touba ni ko dama bëgg nga ñaanal ma mujj gu rafet Serigne Touba bind juróom benni bayit
ni nañ fexe ba mu mokkal ko ba mu fa jógee ba mu demee parce que li gise boobu nag moom la ñu jël def ko parce que suñu naan Lat Joor bi mu xëyee dafa jaar Mbàkke Kajoor ci sëñ bi 82 83 la jógee Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol 1886 septembre 86 la sañ ci Daaru Salaam Lat Joor xeex octobre kon 1886 njabootu sëñ Mbàkke Ibra sëñ Mbàkke Kajoor ñoo ne woon waaye sëñ Tuubaa nekkatul woon Mbàkke Kajoor sëñ Basiru bind na ko sëñ Mamadou Lamine Diop bind na ko ma nga fekk sëriñ bi ca Mbàkke Bawol ci mbaar la ko sëñ bi dalal Lat Joor dafa am tawfeex daal maanaam yàlla xam waaye am nañu yaakaar ci moom dafa am beneen étiquette bu ñu koy collé mooy Lat Joor visionnaire la woon. déedéet dafa tuub maanaam Maba Jaxu Ba moo ko tuubal xam nga loolu classe lam yi di xale buñ ko liiree loolu la ñuy gëm mais Lat Joor maamam Saxewar Fatma buur la woon barget la woon mais dafa jékki-jékki bàyyi lépp dem kokki si Maxtaar Numbe ni ko xamatuma dara silmaxa la loolu moo indi turu silmaxa wi mu wat ko jàngal ko alxuraan xam nga ak rëy xam nga bu njëkk daaray murid yi li tax ñu daan saagante dañ fi daan indi doomi buur wala nga xamante ni boo ko saagaa mu fetal la doon dindi rëy googu moo taxoon wax nañu ni moo taxoon ñu daan jëfandikoo loolu xam nga la ko Maxtaar Numbe wax dëkk boo mas a yilif na nga fa dem yalwaan mu yor wattu dem ci dëkk yi nga xamante ni bii moo leen yilifoon di wër di yalwaan Saxewar Soxna Mbay bàyyi Lat Joor juddu ci Lat Joor juddu ci Lat Joor moo Tafsir Maba Jaxu Ba ñoo bokkoon doon jàng ca Longoor mais léegi dem nañ ba gëm loolu kuy bind rek ni Lat Joor te kenn du la ni maa ko fekkee da ngay sax dégg ku naan Tafsir Maba Jaxu Ba da ko ni watul mu ni ko du ma watu Alburi ni ko watul rek bu nu delloo sëqalu mais Lat Joor ci l'islam la juddu jàng alxuraan Longoor Mbay gii ci wetu Cilmaxa sëñ Longoor moo ko doon jàngal moo tax Tafsir Maba Jaxu Ba bi muy créé état islamique boobu yóbbul sëriñ sëpp mennum sëñ Longoor moom la yóbbul woon Lat Joor dañ naan dafa tuub Lat Joor ci l'islam la judd Lat Joor la doon daw Lat Joor musta daw tubaab yi la doon daq ci moom laa gisee kuy daxee tubaab yi ñuy rendre compte nett parce que tubaab yi seen jëf yu ñaaw yi ñu doon jëf yépp dañ ko doon nettali waaye ñu ngi may def si ñu lay def si numéro la jeex na bu yàgg mais bon Zé dafay ñëw toog rek jox ñu caméra cachée bi maa leen ko ñaan waa Régie xam naa ni sinon rek bu ma paree dinañ ma dugal ay arrêt ci plateau bi Gorgui Mbaye Guèye Syll waxtaan wi neex na c'est très passionnant c'est notre histoire ñun mënuñu am lu gën a rëy lii ku nekk bu ñu la nettalee sa mbooru réew nga war cee am loo yëg ndax loolu da ngay xam ne am na démb lu rafet luñ ñu nettaliwul fidèlement te lii école yi dañ ko war a def programme. loolu kay Pape Seydi loolu moom maa ngi ci taxaw ay manuel laa bëgg a bind. indi ci loolu pour ñu di ko jàngal ministre de l'éducation nationale ngir ñu jàngal ko sunu doom yi. du doon samay wax tubaab yi ci li tubaab yi bind ci laay tànn génne xamal leen ni leen Lat Joor musta daw Lat Joor kera ba muy dem nu mu tuddati def ni balaa janta soo sama deret ji danaa ko suuxate sama suufus maam si nga xamante ni bii mbég mu nekk am naa ko fi jàlloro ju nekk am naa ko fi waaye naqar wu nekk am naa ko fi diggante Lat Joor ak Sidi Ndata Yàlla bu fekkonte ni diggante Lat Joor ak Demba War la ndax àndoon nañu ba ñëpp xam ne bu ñu tàggaloo mën nañu wax naan kan moo ci war woon nu mu tuddati trahison wala mais diggante Lat Joor ak Sidi Ndata Yàlla moom war mënu faa am koo xam ne boo ko jekkoo rey ko yaa ngi koy wër bëgg koo rey nga jàpp ko jébbal ko tubaab yi